ñu ngi musu seytaane di ubba ko turu borom bi di ko sant moom suñu borom di ko ñaan mu julli te sëlmal ci góor gi nga xam ne ñu jëkk ña moo leen jubal te ñu mujj ñeet ci moom lañu war a xamal jóg ki nga xam ne ci moom la yàlla xettale ñu jëkk ña ci noonoo goo xam ne bokkaale moo ko lal waaye moo leen di xettali itam ñoom ñu mujj ña ci noonoo goo xam ne fitna moo koy lal li may wax mooy Seyduna Muhammad di sunu sang di sunu soppe yàlla na julli googu sëlmal googu baawaan dem ci njabootam yàlla na dem ci ay saxaabaam yàlla na dem ci képp koo xam ne topp na ak njubam ba keroog yàlla di jël suuf di ziyaar bu baax a baax di ndokkeel Chérif Abdullah ci bis yu tedd yi di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi di ko ñaanal yàlla sutura su gën a yokku di ko ñaanal yàlla noteel ku gën a yokku di ko joyal ci njabootam gépp ahlu bayti rasul dama bëggoon rek partager ak yéen benn histoire boo xam ne bu am solo la ci histoireu l'islam muy li ñuy tuddee al-Hudaybiya ma bëggoon képp ku may bàyyi xel mu ànd ak concentration bàyyi xel bépp partie boo xam ne am na ci xew-xew bu rëy bi nga xam ne ñu bari jàpp nañ ni tournant bi am ci histoireu l'islam daanaka tournant boobu mi ngi dépendre ci xew-xew bi ñuy bëgg a waxtaane muy al-Hudaybiya nag place la boo xam ne ci diggante Makka ak Médine la ne pour ñu comprendre contexte al-Hudaybiya il faut ñu fàttali ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ngeen ko xame Makka la gën a àddina fa la amee 40 ans yàlla wàcce ci moom li mu wàcce ci moom ci mu jóg wooteel ko jëleel ko fi lépp loo xam ne base bi mooy gëm keneen ku dul yàlla wala yaakaar keneen ku dul yàlla comme ni suñu boroom musa doxale ci ko mu yónni ci yoonam bala muy samp dina am ay nattu bala muy samp dina am ay difficulté bu sampoo itam ba pare dina am ñeneen ñu ñëw ruur ko cekk leen di dey la plupart mooy ki nga xam ne moo noonu yonente bi jooyoon bu baax laata muy gane àddina wala ba mu gane àddina ma Iblis li tax may évoquer ne yonente bi Makka la juddoo alayhi salaatu wassalaam fa la woote mooy bi ko yàlla digalee ginnaaw bi ñu sonalee ñi ko gëmoon nga xam ne bi mu wootee jaar nañ sax ci état bu lekk ay xeer jaar nañ ci état bu lekk li nga xam ne mooy ay garab daan làqu fu ñuy tuddee daarul arqam ngir rek mën a jaamu seen borom ngir rek mën a wax laa ilaha illallah quarantaine nan yonent bi ak njabootam lu mat 3 at yoo xam ne kenn jaayu leen kenn jëndul ci ñoom mu yërëm leen digal leen ñu gàddaay ñu dem Éthiopie ñëwaat mbir ma gën a tar far sax ña ka doon jàppale muy bàyyi taxam ak soxnaam Xadija yàlla faat leen ci benn at moom lañ tudde woon amul xusn ca la demee Taif ci kër ndijaay ya ñu boole kook xale ya ak saay sa dóor ko ay xeer sànni ko wër ko ba jëwam ba toj keroog yàlla yónni na ku ñuy tuddee malakul jibal muy malaaka mi nga xam ne moom la dénkoon montagne yépp nekk demal ci sama soppe boobu di Muhammad nga ne ko waxal bu koy neex ma màbba Taif ci ñaari montagne yi ka tiimoon ñu tuddee leen al Akhshabay keroog sang bu tedd bi la mu tontu woon mooy yàlla jéggal leen dañu maa xamul rek keroog la ka booleeg taalibe yi jinne ya ba ñu ñëw jébbalu ci moom ngir rek defal ab xolam waaye teewul Quraysh continuer ci persécuter ak sonal ñi nga xam ne gëm nañ rasulullah ba yàlla digal leen ñu gàddaay digal itam yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu génn dëkk boobu nga xam ne dëkk bu sori woon ci xolam la keroog bi muy génn Makka génn na tourné xoolaat dëkk bu sell boobu nekk yàlla xam nga ni dëkk bii moo gën a sori ci man gën a sori ci sama xol
kon jullit ñi bi ñuy génn màkk dañ fa génne woon ak tiis, bi ñuy génn màkk dañ fa génne woon ak njàqare, bi ñuy génn màkk itam lu ne bàyyi nañu ko fa. bàyyi nañ fa seeni entreprise, bàyyi nañ fa seeni commerce, bàyyi nañ fa seeni famille, bàyyi nañ fa seeni njaboot ngir rek def ndigalu seen kilifa di rasulullah. nga imaginer nammel googu nekkoon ci noonu, donte bi ñu demee Médine waa Ansaariya ak seen mbaax ga yaatal nañu leen ba Medina mujj neex ci ñoom, waaye teewul nostalgie ba mu ngi ronger seen xol ya. bés yàlla wan rasulullah muy dugg Màkka, jullit ñi di dugg Màkka gañewaat ko, mu nettali ko ay saxaabam ba ci 6e année ba mu def Médine, ci la àndee ak ñoom ñu mat 1400 hommes pour dem ziyaari ji Kaaba ga. mu nekkoon benn moment bu historique boo xam ne jullit ñi li leen doon animé ci contentement kenn mënu ko misaal. keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu génnee, Xuraysh yëg ne yonent bi génn na pour wut ci Kaaba gi. ñoom ñu taxaw ne duñu bàyyi nabi mu dugg ci Kaaba gi, lu dugg Màkka mukk. ba xabaar bi egsee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la waxee wax ju daw yaram ja, mu ne yaa wayha qurayshin qad akalathum alxarb maada alayhim law xallu bayni wa bayna saairi alarab fa in hum asaabuni kaana dalika alladi araadu wa in azharani allahu alayhim daxalu fi lislaami waafirin wa in lam yafcalu xaatalu wa bihim quwa fama tazunnu quraysh fa wallahi la azaalu ujahidu ala hada alladi bacatani allahu bih xatta yuzhirahu allah aw tanfarida hazihi salifa. yonente bi nee na waaye tuug Xuraysh xeex nañ ba jeex rek, waa lu tere woon Xuraysh yi bàyyi mag arab yi? bu fekkee ne arab yi gañanu nañu ma, rey ma, la ñu bëggoon ñoom Xuraysh ñu am ko. bu fekkee yàlla def na ma am victoire ci arab yi, ñoom Xuraysh ñu dugg ci lislaam duggeel goo xam ne ngañaay lay doon ci ñoom. bu fekkee ne itam defuñu, bu ma arab yi wàññee sama doole, ñu xeex ak man moment bi nga xam ne ñoom am nañu doole. daal di mujj waxat ne waa lan la Xuraysh bëgg sax? waat naa ci yàlla ni dinaa continuer di xeex ci lii nga xam ne moom la ma sama borom yónni ba keroog yàlla di ko yëkkati di ko feeñal. dinaa continuer di xeex ba yàlla lim ma yónni feeñ, wala boog ñu taxali sama bopp ak sama baat. keroog rasulullahi alayhi salaatu wassalaam ne waaw nañu génn, waaye nañu jaar ci yoon wi nga xam ne du bokk ak yoon wi Xuraysh jaar pour daje ak ñun, ngir rek bañ xeex. keroog rasulullahi alayhi salaam dox na ànd ak jullit ña jaar ci weneen yoon, yéeg ci doj woo xam ne keroog ngir inciter rek jullit ñi pour ñu bañ a daje Xuraysh. mu nga naan montagne bii may yéeg day ku fi yéeg ku ne yàlla dina la jéggal la mu jéggaloon bani Israël. keroog bi yonent bi jigee place bi ñuy tuddee al Xudaybiya, ci la gëléem gam waroon ñu tuddee ko woon al Qaswa daa di boof. yenn ci saxaaba yi naan waaye al Qaswa u abandonné na, bañ na ne dootu dem. keroog yonent bi tontu ne waaye Qaswa mënul bañ, ndax bañ du cëram, waaye la ko téye ay tànkam mooy la téye woon tànki éléphant yooyu, ñay yooyu nga xam ne ñoom la Abraha waroon pour màbba Kaaba gi. keroog la waat moom rasulullahi ne wallahi Xuraysh du ma oo mukk ci plan boo xam ne dinañ ci respecté ormay suñu boroom, lu dul dinaa ci ànd ak ñoom. keroog yonente bi soññ gëléemam nga di Xaswa mu jóg, waaye ba mu jógee dox dafa moytu Màkka dem ci place bi ñuy tuddee al Xudaybiya mu toog fa. keroog ñu toog ci place boo xam ne amul woon ndox, la fa nekkoon ci teen mu nekk teen boo xam ne amul woon ndox lu bari. yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii ne nan daf leen jox flèche am ñu sànni ko ca ndox mu balla, ñii ne dafa laaj ndox gallax ndikoo ko sànni ko yàbbi ko ci la nga xam ne moom mooy teen ba, ndox ma balla, jullit ña naan ba màndi. Xuraysh continué ci insister ne jullit ñi duñ dugg Makka, duñ dugg ci xaram ba. keroog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam commencé na yónnee ay ndaw ci ñoom ngir expliquer leen li nga xam ne moom moo ko yëkkati muy ziyaare néegub suñu borom.
keroog yonent bi ñamu yónni wala ka mu yónni nangu nañ gëléem gamu waroon ngir rek mën a tooñ. Quraysh itam yónnee ndaw ngir xool jullit ñi nan lañu toll ak lim ak seen doole, waaye wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne que mënoo dugg Makka. keroog ba ndaw si ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj ko, daf ko wax la nga xam ne moo ko tax a ñëw, wax leen ne Quraysh nañu bàyyi xeex ndax xeex yàqal na leen lu bari, daal di leen proposé ne nañu def benn traité signature boo xam ne dina leeral mbir yépp yi nga xam ne moo dox seen diggante. ba ñu demee ci Quraysh ñoom ndaw yooyu mu nekk waaw Quraysh li ngeen bëgg ci Muhammad te ngeen ko bàyyi, ndax moom ñëwul ngir xeex ak ñun waaye dafa ñëw rek ngir ziyaari nekk bi nga xam ne ku ne am na ci droit. keroog yonente bi alayhi salaatu wassalaam woona Omar ibn al-Khattab pour yónni ko pour mu wax ak dignitaire Quraysh. Omar na ko yónneen man dama ragal su ma demee Quraysh niñ ma noonoo ñu rey ma, te amul kenn ci samay mbokk ku fa ne koo xam ne dina ma mën a fekk, te xam nga Quraysh ni mam noonoo xam nga itam li ñu ma dencal, waaye dinaa la tegtal koo xam ne moo ma gën a tedd moo ma gën a yey ci mission bi muy Usmaan ibn Affan. yonent bi wa Usmaan ibn Affan digal ko mu dem ca Quraysh. ba mu demee wax ak ñoom ñu permettre ko nekk comme ñëw wax nga si yóbbante ba pare te ngaa wër kaaba gi yow. Usmaan ne duma musa wër kaaba goo xam ne rasulullahi waru ko. Quraysh te Usmaan ci moom, rumeur commencé jëpp ne Usmaan rey nañu ko. keroog la yonent bi alayhi salaatu wassalaam woo ay saxaabaam ngir ñu mën a jaayanteeg moom. jaayanteeg moom ci lan? jaayanteeg moom ci dee, jaayanteeg moom ci bañ a daw, jaayanteeg moom ci muñ ngir jàkkaarloo Quraysh. keroog jaayante googu ma nga amee ci suufu genn garab. yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la leen waxee ni antum xayru ahlil ard, wax leen itam ne képp ku nekk ci kaw suuf yéen a fi gën. daal di dig ne amul kenn na koo xam ne jaayante nag man ci jaayante gi te yaramam araamul sawara. keroog yonent bi alayhi salaam mi mu jaayanteeg jullit ñëpp yekki na loxo ndey jooram teg ca loxob càmmoñam ne lii mooy jaayanteeb Usmaan, maanaam jaayanteel la Usmaan ibn Affan mi nga xam ne ma nga woon Quraysh moment boobu, ngir Usmaan am ca ngëneel yi nga xam ne moom la dig ay saxaaba. waaye laata mbir mi di avancé ci la Usmaan ñëw. bayaa boobu wala jaayante googu la ñuy tuddee bayaatul ridwaan, moom la alquran di nettali naan laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayi'unaka taxta shajara. yàlla gërëm na jullit ñu gëm ñi nga xam ne ñoo jaayanteeg yow ci suufu garab ga. Quraysh yónni na ay émissaires yu bari ci yonent bi ngir négocier ak moom. yónni nañ ko ku mel ne Budayl ibn Warqa, yónni nañ aussi ku mel ne Urwa ibn Mas'ud. ba mu ñëwee ci yonent bi wax ka li mu waxoon émissaires yi ko jiitu ci ne man ñëwuma pour xeex. Urwa wax ak yonent bi nekk ay Muhammad, ndax da nga bëgg gàcceel saw nit, ndax da nga mos a gis ci arab yi ci seen histoire koo xam ne ñëw na ci aw nitam ci ay mbokkam xeex ak ñëw toroxal leen comme ni nga bëgge. te ñi ma gis ñu ànd ak yow de du ñooy xeex ak yow de, ñi ma gis ñu ànd ak yow du ñu lay xeexal, ñii de bu xeex amee ñu daw bàyyi la fi. keroog Aboubacar ne ko tuuk ñun ñooy daw pour bàyyi rasulullah. Urwa moom moment bi mu daan négocier dafa bokkoon ci seen aada bu ñuy wax yow booy wax ak nit jàpp sikki moom, waaye pour wane mbëggeelu saxaaba yi ci rasulullah. keroog al-Mughira ibn Shu'ba saa yu waa ji waxee ba laal sikki mu yonente bi rek mu dóor ko boppu jaasi jamu yoroon ne ku bàyyil waxal te bàyyi yonente bi alayhi salaam, waxal te sori yonente bi. keroog ba mu delloo ñu laaj Quraysh laaj ko ne ka waaw noo gise gaay, dana leen wër naa ci buur yëpp de, dem naa ci Xaysar, dem naa ci Kisra, dem naa ci Najashi, amul buur empereur bu fi ne lu dul dem naa ci moom. waaye ni waa kër Muhammad di màggale seen waa ji di Muhammad musuma ko gis. keroog émissaires yi continuer nañ di échanger wu entre yonent bi ak waa Quraysh ba keroog ku ñuy tuddee Suhayl
ñëw Xurayshi yabal ko muy Suhayl ibn Amr ba mu ñëmee wax la ko Xurayshi yóbbante mooy d'accord nañu pour négocier ak yonent bi ne ko nag lii mooy li nga xam ne mooy condition yi mu njëkk bi mooy tey moom wala anam yi moom mënoo fay dugg Makka il faut nga dellu ba année prochaine ba ñu continuer ca wax ja ca lañ commencé bind li nga xam ne mooy condition traité ba nga xam ne moom lañ amoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam commencé di digle li nga xam ne mooy condition yi mu d'accord ak Suhayl Ali ibn Abi Talib Suhayl taxaw bu yonent bi waxee Ali nekk bindal bismillahi arrahmani arrahim Suhayl nekk arrahman moom du ci bokk parce que ñun bismika allahumma lañ daan wax arrahmaane moom yow yaa xam mooy kan donc duñu ko bind yonent bi ne d'accord jullit ñi bañ yonent bi ne Ali defal li mu wax bindal bismika allahumma bi mu bindee muhammadin rasulillah Suhayl nekk taxawal bindal muhammad ibn abdillah ndax bu ñu gëmoon ni yaay rasulullahi duñu xeex ak yow keroog jullit ñi bañ nañu yonent bi ne Ali waaye effaceel rasulullah Ali ne ko man duma ko effacé de ndax gëm naa ne yaay rasulullah yonent bi ne ko tagal ma sama baaraam fii rasulullahi ndax jàngul bindul kenn gisu ko ki téere xam-xam ba ca dënnam xajul ci téere Ali teg baaraamam ca rasulullahi mu far ko moom rasulullah condition yi continuer ne ko di nga ñëw année prochaine beneen bi mooy képp koo xam ne jóge na ci ñun ñëw ci yow donte dalaa gëm du jógee suñu camp ñëw ci sa camp il faut nga delloo ko waaye képp ku jóge ci sa camp yow ñëw ci sunu camp amoo droit jël si ko bu ñu neexee garder ko jullit ñi ne nag mënuñoo dégg condition boobu yonente bi ngir bëgg jàmm d'accord ci condition boobu keroog jullit ña commencé nañoo am ak njaxare am incompréhension ci la xam ne moo xew ndax moment boobu ñuy wax ba yonente bi d'accord ci condition bi laata sax ñuy d'accord la doomu Suhayl muy Abu Jandal génne Màkka ak ay chaînam nekkoon jullit dugg ci mboolam jullit ñi Suhayl nekk condition bi mooy mujjee wax ak yow il faut ñu appliquer ko sama doom ji nga xam ne jullit la gëm na il faut mu delluwaat parce que ñoo ko d'accord yonente bi ne ko mais xaatima guñu li ñu wax mu nekk en tout cas soit nga d'accord soit ñu arrêté fii li nga xam ne moom mooy accord bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko d'accord keroog jullit ñi jaaxle nañu Omar ibnul Xattaab commencé gis boppam ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko alasta nabiyallahi haqqan mais est-ce que dëggantaan yow yaay rasulullah yonente bi ne ko wallaay may rasulullah mu nekk xanaa du noo nekk ci dëgg ñoom ñu nekk ci neen mu nekk kay mu nekk kon lu tax ñuy nangu ñu ñuy toroxal ci sunu diine yonente bi nekk hey Omar inni rasulullahi walastu asihi wa huwa nasiri nekk man maay ndawal suñu boroom te nag lim ma digal rek laay def de duma mooy sama boroom te xam naa ni sama boroom duma bàyyi keroog Omar tontu ko ne ko waa du yow yaa nu waxoon ni yàlla wan na la ni dina dugg Makka wër kaaba gi yonent bi ne ko waaw maa la waxoon loolu de waaye est-ce que dama la waxoon ne année bii lay am Omar ibnul Xattaab ne ko déedéet mu ne ko wallahi di nga wër kaaba gi di nga dugg Makka bés keroog Omar dellu ci Abubakar wax ka li mu wax yonent bi Abubakar ne ko Omar kii mooy ndawal yàlla de te yàlla du ko bàyyi te moom it du mooy ndigalu boromam te nga jàpp ci li mu la wax waat naa ci yàlla ni moo nekk ci dëgg Omar ibnul Xattaab nee na ginnaaw événement boobu lu ne woor naa ko lu ne saraxe naa ko lu ne goreel naa ko ci ay jaam ngir rekk ragal ñagas boobu ma waxee ak yonent bi ton boobu mu wax ak yonent bi sama kilifa ton boobu mu wax ak moom ma ragal suñu borom mere ma ci keroog rasulullahi alayhi salatu wassalaam keroog bi Abu Jandal
jugee ci yéefar yi ngir dellu ci jullit ñi ma nga naan ay waay jullit ñi da ngeen may bàyyi ni da ngeen may bàyyi ni man seen mbokk ñu dellawaat ma ci yéefar ñi ñu may toraxal ci sama diine. yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko Aba Jandal muñal ndax yàlla yow ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi leen di neewal doole bés dina ñëw mu wutal leen solution. keroog Omar yor ni jaaseem jige Aba Jandal ngir rek xiirtal ko mu jël jaasi jooju xeex ak baayam bi nga xam ne moo ko doon forcé ngir delloo ko ci yéefar ya. keroog yonent bi ginnaaw événement yooyu ci la taxawee ci mbooloom jullit ñi ne leen jóg leen rey leen seen gàtte yi te ngeen wat seen bopp yi. amul kenn ku yëngatu bi mu waxe loolu mu wax ko ñaari yoon waaye ma ni jóg leen ngeen rey seen gàtte yi te ngeen wat seen bopp yi. kenn jógul waaye ma ni jóg leen rey leen seen gàtte yi te ngeen wat seen bopp yi. amul kenn ku yëngu. keroog mu dugg ci Ummu Salama di soxnaam mu nekk digal naa leen ñu bañ de. Ummu Salama ne ko ñii yow rek lañ bëgg waaye xam nga ni ñii yow rek lañu gëm waaye xam nga ni ñii amuñ sago ci yow génnal rek nga rey sab gàtt wat sa bopp nga xool luy xew. keroog bi nabi génnee rey gàttam wat boppam jullit ñaa ngay njëkkante ci wat seeni bopp di rey seeni gàtt bana reyante seen biir. keroog la ànd ak ñoom alayhim ridwanullah delluwaat fa nga xam ne fa la ñu jógee mul al madina al munawwara. ca diggante ba lu ne xaw na fa ci ay mu'jiza ci ñam woo xam ne doyul woon moom rasulullahi mu baril ko, ci naan goo xam ne doyul woon moom rasulullahi mu baril ko comme nim ko daan defe ci ay wàccuwaayam yépp. li mooy li ñu tuddee al fath. am na ñu koy tuddee ne moom mooy fath buñ naan fath dëggantaan victoire bi yàlla may jullit ña waaw ba wàcc ci suura muy suuratul fath. fath boobu mooy al Hudaybiya. lii mooy li nga xam ne moom la jullit ñi dundoon ak seen soppe ba rasulullahi ci 6e année bi. mu nekk histoire boo xam ne nag bëri na ay jàngat. peut-être nañ bàyyi nit ku ne mu utiliser li nga xam ne mooy xelam ci jàngat histoire bi ci rasulullah. jàng ci moom tolérance, jàng ci moom stratégie, waaye jàng ci moom wéy ci ndigalu boroomam. mais ñu jàng si aussi li nga xam ne moom mooy incompréhension bi mën a xew ci kilifa gu la digal waaye sa xol di la digal leneen, say émotion di la digal leneen. daloon na jullit ña, daloon na Umar ibn al-Khattab, waaye attitude bi nga xam ne mooy attitude bi gën mooy attitude suñu maam Abubakar Siddiq, mooy am wóolu tàngi ci sa kilifa, jëf lim la digal, dimbali ko ci mbiri diine. kon maa ngi oo bépp jeune ci communauté Layène, bépp jullit boo xam ne bokk na ci communauté religieuse bu mu manti dem, nga xam ne balaa bi wàcc ci Sénégal tax na kilifa yi jël ay dogal wala jël ay décision ngir tere ay rassemblement. ma lay wax ni bu fekkee ni sa xol daf la oo ci leneen lu wuteeg li la kilifa yi dëggal, defalal sa xol naka jullit ñu baax ñi defale woon keroog ci gazwatul Hudaybiya wala keroog ci sulhul Hudaybiya, te xam ne suñu boroom moo xam, suñu boroom moo man. nañu jël suñuy émotion, nañu jël suñuy yëg-yëg jaay ko jënde ko rafetaayuk kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam. nañu jël suñuy énergie yi nga xam ne ñu ngi koy dépenser ci ay commentaires ñu def ko ay ñaan, ndax suñu boroom dimbali ñu ci balaa bi fi wàcc mu jóge fi, waaye suñu boroom dimbali ñu gën a ñàkk kër yonent bi ba seytaane dootu fi am yoon. bépp énergie boo xam ne nit mu ngi koy am ngir rek jàpp ni diw wala diw wala diw wala diw wala tel wala tel wala tel moo am dëgg ak moo am nen, nañu jël énergie boobu defaree ko diggante yi, dëgëralee ko diggante yi. suñu yitte na nekk
déglu suñuy kilifa suñu yitte na nekk suturaal suñuy kilifa suñu yitte na doon sagal suñuy kilifa ndax sagal leen mooy sagal kër gi sagal kër gi mooy sagal borom kër gi sagal borom kër gi mooy sagal suñu borom mi ko yónni yàlla na suñu borom defal ñu yàlla na suñu borom jubal ñu bi jaahi rasulillah wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin